manifestation boobu ngay wax. moom jàmm am ci. ñëpp delluwaat comme ça loolu day tax sax. day pacifier espace bi. sérénité loolu kese la. parce que comme ni nga ko waxee. dañuy dem ci benn 6 mois ou bien 7 mois. de tension. ñoom ñoo ko mën a non c'est vrai ñoo ko mën a apaiser. il faut que moom mu jóg moom mu xam nga nit. concession ni da ngay surtout ci wàllu politique dafa baax ngay def ay concession parce que c'est important. voilà da ngay dem ba loolu moo doon force Ablaye Wade. merci voilà loolu la bu dëgëree rek mu yolom. voilà waaw mu yolom mais bëgg a téye mu dëgër bu dee affaire day dem ba dagg dégg te dagg boobu moom mooy indi coow bi man demee naa ne aujourd'hui comme yow ni nga ko waxee yépp man lenn rek laa gis moom mooy la balle est dans le camp de gouvernement wu Macky Sall. na gérer voilà waaw loolu laa yor. na gérer dégg nga moom bu fekkee ne moom mii bëgg na. ñu dem élection jàmm. na ko commencer léegi à partir de là. parce que bu fekkoon ne ñële maanaam bàyyiwuñu leen loolu léegi mun a mais comme que bàyyiwuñu ne ñële. loo dem boo bàyyee ñële. war ngaa mën a bàyyi ñii. wala boog ñu wax clairement ne ñii dañ leen a jàpp pour autre chose. voilà loolu pour autre chose parce que man Cheikh Tidiane dafa am loo xam ne président Macky Sall ñiy wax ak moom ñëpp dañu seetlu leen ci moom. moo di ne moom président de la République du Sénégal Macky Sall il a l'intime conviction moom dafa gëm ne. def na ci réewum Sénégal lu fi benn président deful moom loolu la gëm xaw ma ba xam nag loolu am na am déet j'ai pas mesuré mais moom man li ma leer mooy moom da koo gëm amu ci doute que ni moom def na Sénégal lu benn président deful donc moom il est souvent étonné su gisee les jeunes sénégalais di ko attaquer d'une certaine manière et loolu nag dafa am benn incompréhension wala benn malentendu bu dox ci diggante ñaari boo xam ne yu mel nii nga wax Cheikh Tidiane moo koy waral mooy réew dañ koy defar ci ak dal dañ koy defar ci ak sérénité tey jii moom il a un mandat à finir ce mandat la xëy na ñetti at moo ci des intérêt moom le premier bi nga xam ne moo gën a am intérêt ci sérénité ak dal ci réew mi c'est lui parce que sinon mën nañ dem ci élection boo xam ne ak lu mu mënti wax ne moom la def ci réew mi nit ñi duñ ko gis parce que Ablaye Wade bul fàtte ne les gens te disent que ni Wade bi ñu ko gagné dimanche 18h ñu commencé joxe résultat yi ba 20h mu accepté défaite am altine Wade bu génnee ci mbedd Dakar yi nit ñi topp ko di ko tàccu cela veut dire quoi que ne bu ñu doon teg ci bilan rek di peser Ablaye Wade du fi jóge non bu ñu doon teg ci bilan rek di peser Ablaye y a d'autres raisons yoo xam ne ñoom ñoo motiver les Sénégalais y a beaucoup d'autres raisons yoo xam ne yooyu mënoo ko di quantifier du looy xool di ko gis parce que du ay tali du ay bâtiment ci xoolu nit ñi la nekk ci yëg-yëgu nit ñi et ça c'est important pour un président. c'est important Moustapha te ñu jàpp ne ñi woote manifestation tey ci seen droit la ñu nekk. mais absolument am nañu droit génn def seen manifestation. absolument est-ce que ce serait plus simple ñu génn encadrer leen ñu wax li ñu bëgg a wax bu ñu paree kenn ku ci nekk dellu ñibbi fi nga war a jëm. notamment ñu gis nañu ne ñoom ñi ngi def ay sorties te defe naa ni kenn waxu leen ñi ngi ci moment Covid bi. lay yi ñu am bari na pour wax ne lii waru fee am te et pourtant ñi ngi koy def alors nañ leen bàyyi ñu génn def seen manifestation tranquille bu ñu paree ñu encadrer leen kenn ku ci nekk. Covid moom dootul nekk prétexte ci réew mi parce que Covid moom wax naa ko Cheikh Tidiane fii vendredi dernier ne ko bu fi kenn wax dañuy football à huis clos parce que comme ñi ngi meeting ak nit ñi moom mën nañoo football ak kii waaw donc loolu moom du kii la manifestation d'aujourd'hui même su fekkee ne encadré nañ ko man foofu laa bëgg a leeral tuuti su fekkee ne encadré nañ ko ñu manifester ko ci jàmm ak salaam ba pare ku nekk ñibbi sa kër dama ne la Fabel dafay tijji benn cycle de manifestation lu leer laa la wax boo xam ne ci lañ jëm série de manifestation te série de manifestation bi li ko mën a arrêté mooy li Cheikh Tidiane Gomis wax léegi mooy libérer xale yi wala bu fekkee ne libéré wu leen ñu wax clairement mu leer ci bopp opinion bépp que ne ñii ma lim fii y a d'autres raisons yu tax ñu téye leen ci kaso bi yu bokkul ak yi parce que bul fàtte ne affaire mars février yooyu mais gis nañ ci alkaati bu jël fetal dóor ci bopp nit mu dee alkaati bu anamu les vidéos sont là oui alkaati boobu anamu est-ce que dégg nga ba léegi ñu ne la posé nañ benn jéego rek bu jëm ci poursuite wala leeral yaa ngi dégg gis nañ ay xale yu attaqué ay poste de gendarmerie ak leneen ak leneen est-ce que posé nañ benn jéego pour xam ñan la ak lan moo ko motiver donc il faut qu'on nous dise que ni xale yi des ci kaso bi lii moo tax lu bokkul ak lële parce que xale yi am na ci ñoo xam ne dañuy war a jàngi
am na si ñoo xam ne dañoo yor njaboot. am na ñoo xam ne ay soutien de famille lañ. man dégg naa sax koo xam ne famille liggéeyee nee nañ ko délai bi ñu ko mayoon. pour mu reprendre son travail mi ngi waa jeex te bu jeexee te ñëwul liggéey day ñàkk liggéeyam. kooku ça veut dire que ne bu desee ci kaso bi waxuma la liberté bi mu ñàkk pendant pratiquement 3 4 5 mois mais son avenir moo nekk en jeu. et yooyu yu jar a bàyyi xel la. Thiès koo xamante ne gis naa yaayam ci réseaux sociaux yi aussi. muy wax lu daw yaram. et bu ñu ko waxee mars ak léegi quand même. temps la boo xamante ne ba pare Moustapha ni ñuy dugalee xale yi ci kaso bi mbirum lacc ñu ne prison mbirum lacc ñu ne prison. mais li muy jur mooy. li xew fan yi rek. xale bi dee ci commissariat central ñu naan dafa xaroog yooyu. ñëpp d'accord nañ ne nit ñi envoyé nit ñi en prison au Sénégal. moo yomb te Fabel dafa am loo xam ne il faut également cette choix là da koy wanewaat mooy Sénégal on a beau dire que ni justice bi nu ñu koy wax sax ñëpp la fi nekkal nangam ak nangam mais justice bii ñu am na ñoo xam ne seen tur moo tax nekkuñu ci kaso am na ñoo xam ne anonymat c'est-à-dire que du mën a tekkiwuñ dara mais ñàkk a xam guñ leen ñàkk a xam moo tax ñu des ci kaso tey ñaata doomu Sénégal ñoo ne ci kaso bi pour des choses yoo xam ne su ko Cheikh Tidiane Gomis mii nit ñi xam defoon xëy na duy dem ci kaso bi yu bëree am na tey jii groupe yi ñu libéré am na si ñoo xam ne libéré na leen parce que tour bi ñu am moo tax wala fonction bi ñu occupé moo tax donc xale yi may lim seen tour ni di ci insister c'est parce que seen tour yi kenn xamul leen ci ñu siiw ci réew mi mais buñ bokkoon ci ñu siiw ci réew mi mbaa ñuy doomi diw wala jarbaatu diw fekk na ñu nekk seen kër nañu waxante dëgg loolu lay am Charles est là pour vous faire plaisir. waaw médecin après la mort. Charles médecin après la mort joxal et le garant de la stabilité du pays. Donc pour éviter Charles mécontentement yi. je pense que war nañoo de disposition libérer ñi nga xamante ni. yow la rek d'être giflé de près. oui. Il se peut qu'on le gifle de loin parce que ci nan mécontentement yi ak manifestation yi mais bien sûr on voit que c'est un peuple pas du tout indiscipliné mais un peuple révolté boo xamante ne ñoom ñoo jóg ci kaw Emmanuel Macron ba def yi te ce syndrome peut guetter l'Afrique pourquoi pas le Sénégal donc je me dis que ne donc war nañoo moytu ko nga xamante ne mooy révolte population bi ci yu bari ci yu mel nii parce que lan la am na ñu libéré bàyyi ñi ci des loolu mën na merloo ñu bari te léegi fépp la partout la parce que gis nañu gilets jaunes yi nga xamante ne seen manifestation acte 1 di dem tàmbale ko depuis kañ léegi bu dul Covid bi kay ba léegi ñëkk ci ñu ngi ci ba léegi après Covid bee leen tee yeneen secteurs yoo xamante ne ñu ngi souffrir instant bi ñoom tamit ñu bokk ci léegi du gilet jaune donc la léegi ñun ñëpp a ñëw léegi yan intention la ñu am dañuy changer par force wala dara est-ce que ñun suñu mentalité àgg na comme ni nga xamante ne mooy mentalité européenne ba nga xamante ne ñeme nañ jàkkaarloo li nga xamante ne mooy chef de l'État bay def yéen nii te même kii la Moustapha Boy Seck parce que day fekk ñu am benn indignation envers le chef de l'État moo tax ñuy def yéen nii bien que c'est pas pareil mais je pense que ne yooyu ñoo koy indi mooy yow Fatou wax nga dëgg c'est pratiquement la même chose gis nga dafa am ñaar yoo xam ne souvent dafa baax ñu ciy bàyyi xel dafa am benn bindikat buy wax ne del moytu foule parce que la foule est bête nit ñi bu ñu dajee nekk mbooloo mu ne la foule est bête seen ay réaction duñ ko mesurer moytul également ki nga xam ne dafa mer comme li Fatou wax révolté xam nga waa ji tëgg mbéj Macron la c'est un révolté tëgg ko mbéj ba pare taxaw et d'ailleurs ça te montre Fabel li nga doon wax sànq ñun facilité bi ñu am pour envoyer nit prison waa ji mbéj Macron fan yëpp ñu ngi koy wax waxuma Sénégal waxuma fi mbéj président mais ku fi xëccoon yéreem ba bouton bi dagg ci kaso bi ngay dee fanaan lay yóbbu fàtte la fa gis nga waa ji bi ñu ko yóbboo ci kanam àttekat bi bu doon Sénégal dañ koy envoyer prison mandat de dépôt ko par tijji instruction maanaam tëj ko fàtte ko mais àttekat dañ waaw njabootam la ñuy tëjaale waaye dañ ko yóbbu ci kanam àttekat bi mu ne comparution immédiate ma laajte ko ñi jàng droit fii notamment Ibrahima Anne bu Walf Quotidien mu ne ma comparution immédiate ci tubaab yi mooy li ñu woowee ñun fii flagrant délit c'est-à-dire que amul toog kaso amul toog di xaar nañ ko àtte ci nu mu gën a gaawee pourquoi parce que nee na c'est pas un acte prémédité maanaam waa ji préparé wu ko am yéene gaañ affaire yooyu waa ji dem taxaw ci kanamu àttekat bi wax li mu bëgg a wax mooy moom su Macron dawuloo jëm ci moom bëgg ko def électeur am du ko mbéj mais il refuse que waaj daw jëm ci moom di ko jéem a convaincre comme électeur affaire mu tëgg ko mbéj ñu àtte ko ne ko tëj nañ ko ñaata ak 4 sursis 4 mois ferme lay tëdd 4 mois donc ñeenti weer lay tëdd
muy beneen mooy waa ji gisoo fenn ci image fu ñu ko violenté fu ñu ko dóoree fu ñu ko gaañee bu doon Sénégal bala ñu laa yóbbu danañ la dóor ba say mbokk ba say alors gis nga yooyu on en parle on dit souvent que c'est la France nangam ak nangam fi ñu toll mais ñun les tubaab là mérité wuñ lu gën enfin ëpp ñu mérite ci lu mel noonu traitement bi magistrat français ba wala policier français ba de traiter le citoyen français ñun loolu lañ am droit di ko laaj ci suñu ay magistrats suñu ay policiers mais surtout la classe politique bi nga xam ñoom ñoo ñu diriger le même respect lañ am droit parce que li muy jur bu continuer nii mooy li Fatou wax mooy dañu dem ba dinañ toll foo xam ne li ñuy wax naan le respect est mort c'est-à-dire que respect institution yi demee noonu mi ngi commencé dee ci réew mi déjà moom mooy dee ba nit ñi président de la république xam nga li ko nit ñi di yàq ci réseaux sociaux yi ba moo ci waxoon mu naan kaj googu nañ ko arrêté ñooñu noonu am na si ñoo xam ne bu ñu amoon occasion tëgg Macky Sall mbéj danañ ko tëgg mbéj lu leer laa la wax dañoo amul occasion bi rek wala amuñu fit bi mais liñ koy wax ku leen ko may ñu parce que da nga ciy gis da nga ciy lire benn sentiment de haine bu extraordinaire boo xam ne boo leen mayoon occasion ñu tëgg ko mbéj et loolu il faut l'éviter te liñ ko éviter du may leen xaalis du dara mooy jox leen respect gis nga les citoyens sénégalais mook citoyens yi nekk Brésil ak yi nekk Chine ak yeneen ci am si on leur donne le respect qu'ils méritent ñu bàyyi la nga gouverner tranquille histoire bi Moustapha amoon na fi Jacques Chirac am na koo xamante ne kooku moom da ko doon bëgg a rey presque ci benn défilé mais pour dire que ne ñoom yàgg nañ ko def Jean Castex nan lañ ko def sotti ko farine donc loolu mooy farine lui Manuel Valls sotti nañ ko farine Fillon sotti nañ ko farine Jospin ketchup la ko xale ba sotti voilà donc parce que sentiment de révolte la réew mi doxul mbir maa ngi taxaw ci imagine Sénégal am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba la ñuy dem taxaw ci yooyu ma doon tudd fii ñiy jaay yu demee nii di ñaan ay 100 francs ay 200 duñ sax yalwaan dañuy ñaan laa la xam nga yalwaan kii yalwaan il a choisi humide am voilà mais dañuy am kersawu yalwaan dañuy ñaan ñooñu noonu di gis à côté des gens yuy dawal des véhicules qui coûtent 80 millions 75 millions seen soxna yi di nu ñu koy waxee sax soxna si taxaw di ne ci mbedd mi seen soxna yooyu amuñu benn mérite budul moom mooy jabari diw kii di jabari diw mais ñooñu à force de voir ça mais révolte day am ñenn ñi dañuy choisir dem taal seen bopp parce que daana fi am ñenn ñi choisir démissionner complètement ñenn ñi choisir dugg ci géej gi dem mais dinañ toll ci moment boo xam ne di nga gis ñu choisir dem fëgg mbéj président te suñ condition moo gën a yàlla bu précaire ñëw Moustapha nag parce que ko njëkk a def moom précarité bi ñu Sénégal di dund France dundut précarité boobu ñun ñoo gën a sonn bu ñu xoolee suñ SMIC ak comparé ko yeneen pays ñun ñoo gën a sonn kon ñun ñoo gën a dee kon bu ñoom bu ñu demee bay def noonu kon ñu nan la ñu war a def ak ñoom seen condition bu dee côté wér-gu-yaram santé ñoom ñoo gën a avancé ci fànn yëpp ñun Sénégal ci côté yëpp on est en retard kon nan la ñu war a def donc voilà c'est un vrai problème loolu moo indi kii bi xaw ma marché bi affaire boobu affaire kii boobu loolu la ko indi loolu moo indi ampleur boobu moom mooy toq ndox bi te mer boobu nag Cheikh Tidiane jàppal ne ba léegi jugu fi non parce que liñ doon mer yëpp dara fajoogu ci ba léegi jugu loolu la voilà waaw liñ doon mer yëpp dara kiiw fu faj lan moo fi faju lan moo fi secteur boo gis j'aime bien déglu Guy Marius Sagna dafa ñëw fii benn jour boobu on parlait de ay nu ñu koy wax ay moyens yu Macky Sall jënd pour la police ak xawma affaire yooyu quoi ma ne ko apparemment Macky Sall se prépare moom pour le combat parce que la police jox na leen ay moyens affaire yooyu Guy Marius Sagna ne mi ngi préparé mais na ko leer ne xale yi tamit ñi ngi entraîné gis nga quand il y a eu les événements de février mars sama xel mi yëpp ci loolu la nekk ci wax boobu que ne effectivement bi gouvernement bi di préparer di wut ay moyens pour sécurité ak affaire yooyu am na ay xale yoo xam ne ñoom ña nga guux seen mer tëdd ñooñ ñooy xale yi entraîné ñu ngi guux seen mer tëdd di xaar la bonne occasion la bonne occasion moo doon jàpp gi ñu bëggoon a jàpp Ousmane Sonko qui a été l'étincelle bi déclenché loolu lépp et ça Alioune Tine wax na ko fii nañ ko éviter def nañ ko en 2000 mu metti lool 2011 il y a eu des morts te souvent les gens dañuy comparer les deux événements te comparaison boobu pour man dëgërul li tax mooy
bul fàtte ne 2011 ba 2012 c'est une période pratiquement de 10-11 mois de manifestation contre une candidature de Wade donc moor yi fa am mënu ko comparer ak moor yi am ci ñetti fan. parce que boobu am na ñoo xam ne ci accident lañu décédé am na ñoo xam ne ci ay cortège la ñu dee et tout mais lii en 3 jours. tu imagines en 3 jours. Alioune Tine mu ne on a fait 2011 2012 ñu génn ci. ñu ñëw 2021 mu amaat crise bu mel noonu y a eu 12-13 morts ñu génn ci. bis bu amee troisième bu ñu defoon nag dana ci gis dana am lu ñu xel il faut éviter ça. responsabilité wu citoyen bi dans tout ça parce que tey bu ñu gisee. li xew fan yi ñuy gis ne ay millions yu bari génn na. pour rek président de la république dafa war a dem fi nga xamante ne moom mooy Fouta. lan moo ciy responsabilité état bi dañuy citoyen bi laa bëgg a wax dañuy ñëw xëpp ñu xaalis boobu. ñu jël ko après ci temps bu gàtt. pour man y a pas de citoyen privilégié wala de citoyen de seconde zone mais dafa am une réalité au Sénégal quand même nañ ko nangu rek wax ko te dund ko moom di moo di ne Sénégal y a des citoyens yoo xam ne ils sont conscients de leur devoir te boo xoolee ci réseaux sociaux yeeg ci seetaan télé di nga xam ne y a une conscience buy bax ci réew mi boo xam ne c'est rassurant mais à côté de ça am na des citoyens yoo xam ne même s'ils sont conscients des enjeux mais Fabel dañu nekk dans le besoin te nekk dans le besoin dañuy wax ne gor yàlla na ko yàlla musal ci ñàkk gis nga nekk dans le besoin mën na yóbbu nit ci lu ne ñii nga xam ne ñoom la ñuy jël ci ay njaga njaay ay car rapide ay kii jëlee fii yóbbu beneen gox ñuy manifester ñuy accueillir ay président ak yooyu man je les condamne pas je les comprends je justifie pas non plus mais je les comprends parce que ku imaginer Cheikh Tidiane ngay soxna yor ay njaboot gu sew 200 francs yoo mën yoo leen jënd leen ndékki tëna la ñu proposer la 5000 francs wala 10 000 francs pour nga dem accueillir nit une journée mais loolu pour Cheikh Tidiane xëy na du dara parce que moom alhamdulilah mais pour soxna soosu dépense juróomi fan la wala dépense 10 jours boo deful ndànk mais day dem defi ko imagineel xale bi nga xam ne mi ngi yeewoo ci kër nekk ak yaayam ak papaam nekk magum jëmm mus kalaf mën a jël soxna war a yore njaboot yooyu yëpp mënu ci dara bis bu ne mu gis yaayam di dëbbal ak papaam pour dundal ko moom yorul dara xale boobu bu la rayul yow mais bu gisee ku ko proposer 10 000 francs pour mu dem manifester mu dem def ko man je comprends ça ku ci jaarul nag doo ko mën comprendre mais man je le comprends je ne le justifie pas mais je le comprends donc citoyen bi am na ci responsabilité lii xew ci réew mi parce que mënuñu toog rek ne waaw non on a des responsabilités parce que en 2012 on s'est mobilisé dem voter Macky Sall à 58%. donc acte yi muy posé am nañ ci responsabilité buñ jógee ci loolu on doit retenir les leçons su fekkee ne ñun dañuy jàpp ne Macky Sall moo gën ci ñun xayrun su fekkee dañoo jàpp ne gënul ci ñun on est en démocratie démocratie moyen yi mu ñu jox mooy inscrire sur les listes électorales bu élection jotee nga dem voter ñu def le choix après on assume li ci des. ok amul leneen. amul leneen. xam nga Moussa man sànq rek dafa am lu ñëwaat sama xel. mooy que man defe naa ne dafa mel ni maanaam nit du analyser ñun Sénégal du ñu évaluer du ñu analyser xaw ma ndax yéen a ngi rappeler. incident wu université bu Macky Sall ba xool leen boobu amoon bi ko gars yi di attaqué fii université waaw université xam nga loolu man boobu bu analyser woon loolu ca université ba dina xam ne am na luy xew merci loolu la xam nga ñun dañuy toog parce que souvent les événements quand ça se passe soo xoolee fàttali ko da nga naan mais pourtant xeeñoon na voilà loolu wolof nee na lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro gi dañ koo fayul voilà loolu laa xam souvent da ngay gis ne mais c'est ça foofu la waxoon na parce que bu demee ba gis ne moom ci boppam ñu attaqué ko noonu ñu ko attaqué kon nag attention dafa waxoon analyser ma xalaat gis nga loolu moo tax ma ne man dafa am lu ma jaaxal mooy que est-ce que réellement suñuy conseillers ñoom ñu ngi jouer rôle bi nga xam ne ñu ngi lekk suñu xaalis parce que conseiller yan conseil président de la ñooñu président mooy leen conseil loolu laa lay wax xam nga souvent c'est vrai parce que njëriñ ñooñu c'est des conseils avec xam nga tey Moussa wax tey jii bu ma nekkoon yow sa conseiller acte boo posé damay toog analyse ko après ñoo toog ak yow ne la attention
ou bien nii def nii mais malheureusement day am benn day xew ñoom dañ koy banaliser. c'est vrai dañ koy banaliser jàll. mais dafa am Cheikh Tidiane benn expression bu Fabel di utiliser souvent maîtriser wu ma nag ruq mën a kan voilà c'est-à-dire que gis nga njiit ak ku mënti doon parfois da ngay toog nga xool sa bopp ci seetu voilà yow rek ak yàlla nga xool nga ne mais man par exemple exemple ma doon joxe sànq si le président Macky Sall considère moom que ne réew mi def na fi lu fi kenn deful war na toog moom kese ak yàlla mu xalaat ne mais pourquoi man ma gëm ne réew mi def naa fi lu mu fi kenn deful ba pare xale yi nga xam ne ñoom laay liggéeyal di ma saaga tout le temps tu te poses des questions muy benn mooy ruq mën a kan boobu c'est le meilleur conseil beneen bi mooy man ba ma jàpp ne njiit muy président muy chef d'entreprise muy ministre muy ku ne da nga war a am xëy na mën nañ leen tuddee des amis d'enfance mën na leen tuddee ñeneen ñoo xam ne à chaque situation man guddi mën nañ ñëw dugg sa kër toog ak yow wax la ne la président nga ne leen nangam ñooy la réew mi fii ak fii la toll. nga xam ne ñooñu yaakaaruñ ci salaire. yaakaaruñ ci leneen ay voilà. Moustapha li ñu wax ne waxtu wi jeex na malheureusement mais doon nañu bëgg aussi. waxtu wi de ki ko bëgg a jeexal moo tardé. ci génne fu mu ne nii moom lépp da koy boraat rek gis nga tey ni ma ko waxee ndànk tey moom ndànk la waxoon. tey ndànk dañuy continuer. moom ci boppam non gisoo ni ma ko waxee tey. day def ndànk nañu dimbale. Moustapha tey sortie bi ñu gis nga xam ne président de la République mi ngi koy def. au lieu mu génne woon. nguur gi yëpp buñ ko mënee wax ministre yëpp war a dem ànd ak moom gënul woon ñu génnee techniciens yi ñu dem saytu liggéey yi nga xamante ne def nañ ko foofu parce que comme nee nañ dafay dem am na yu muy inauguré mu yóbbu techniciens yi ñu xool fan la liggéey bi toll loolu Fabel loolu mi ngi dépendre ci objectif bi xam nga su fekkee ne objectif u président de la République mooy déplacé wu dem xool liggéey yi mu def yaa ngi dégg ba xam li mu doon xaar am na ko ci wala déet loolu on le fait avec les techniciens dem xool nemmeeku tâter le pouls mais su fekkee ne l'objectif mooy nga tirer ci un gain politique maanaam nit ñi gis ne def nga ñu ne def na kon nañ ko bàyyi mu continuer su fekkee l'objectif loolu la nii lay demee mooy organiser nag fii la neexee woon teg ndax gannaaw amul droit am troisième mandat nii la neexee woon mu yóbbu techniciens yi comme ça mu jot a xam man de loolu laa gëm lan la jot a man de loolu laa gëm te yàgg naa kaa wax et des fois suñu njiit yi dañuy poser wu question ndax xamee nañ ñett li ñu moom li ñu leen boole ak li ñu bokk c'est très important Moustapha ñu ngi ñuy wax ne waxtu bi jeex na tàkk waay maa ngi lay jaajëfal baax Fabel di jaajëfal ñi ñu seetaan ñëpp di jéggalu su fekkee ne kàddu yi am na lu ci dëgër wala lu dëng di ci profité nag di nuyu suñu jigéen yu baax bokk na ci madame Girassi Mame Diarra suñu benn naataango bu nekk Lamp Fall TV di nuyu également Yaay Kan Diallo bu RFM mi ngi may yóbbante nuyoo ci yow Cheikh Tidiane nee na benn grand frère am moo décédé dimanche di ciy profité di ko jaale bu baax Yaay Kan di ko wax courage di ñaanal magam boobu yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana amiin Moustapha da nga may permettre sax ma jaale waale waa HLM Patte d'Oie yëpp suñu sœur bu ñuy wax Tifa moo génn àdduna ñi ngi koy jaale bu baax a baax maman Fat Bousso ak ki nga xamante ne moom mooy papam ñi ngi leen koy jaale di leen ñaanal yàlla na leen dëddoo ak jàmm fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu bàyyi ko papa Ablaye Diop ñu ngi koy jaale bu baax a baax doomam alors sans plus tarder dañuy dem régie fekk fa Charles René Fall Ajaratu Penda Diallo Guèye jël suñu rubrique sport alors coach. waaw voilà ñu ñëw ci doore ko ak Coupe du Sénégal. ñu ngi doon jouer ci mercredi bi ak jeudi bi. li nga xam ne moom mooy 32e de finale. d'accord biñ ko jouer ba pare daf ci am yoo xam ne daf ci wane li nga xam ne dañ ko doon maanaam wax ay at a ngi ni ñu ngi koy wax. que mu ngi ñëw mais fédération saa yi ñu leen koy waxee même Augustin Senghor. man toog naa point de presse wax ko maanaam mu ñàkkal fayda wax bi may ñu rend nañ compte ne que tey jii mu ngi am mooy lan mooy la coupe du Sénégal dafa nekk benn compétition boo xam ne gis nga dëkk boo dem muy France mu dëkk boo dem coupe boobu gars yi dañ ko fonk ba tax na sax final bi quel que soit agenda wu chef d'état bi président bi day ñëw toog day bokk ci agenda am mais fii Sénégal finale coupe du Sénégal depuis 1991 la
moo Abdou Diouf Gia Jaraaf stade Léopold Senghor depuis boobu Ablaye Wade kii na fi ba dem ñëwul Macky Sall mi ci tànk yooyu la jëm parce que depuis bi ñu ko falee amul benn yoon mu kii et pourtant coupe bi dañ ko tuddee waaw man maa ngi doon tooñ chaque jour ba ca conférence de presse man maa ngi naan Augustin bu fekkee ne Macky Sall ñu tuddee ko coupe bi te du jox sax club bi dara tuddee leen ñu ko jox leen ko ñun wala ñu tuddee ko Sidi Lamine ñun ñu waa club bi dinañ am au nom de Dieu loolu laa ko wax non honnêtement Macky Sall musul joxe dërëm ci ñi final waaw coupe la coupe nationale bu doon bëri de la preuve mais non c'est que fédération honnêtement man fédération jaaxal yow xool non est-ce qu'il est au courant est-ce qu'il est au courant xanaa loolu mënul nekk bañ au courant coupe nationale football demal dans tous les pays Macron sañu ko sañul finale coupe de France moom ne ñëwul gis nga bu Angleterre doo dégg bu Angleterre xam nga ren bi dafa màgget mais kii yee ñëw kii waaw moom mooy ñëw toog fu nekk kii waaye bii Macky Sall du ñëw du joxe dara du yónnee non c'est que honnêtement il faut que ñu xool non mais attends léegi nag comme ni ko Moustapha waxee am na ci yeneen discipline yoo xam ne buñ newoon kii week-end ba lay passé moo doon kii nuñ kaa sax lutte kii drapeau chef d'État d'accord joxe na fa xaalis est-ce que joxe na fa 50 millions quoi foofu drapeau waaw seulement bu fas bi course fas day joxe waaye football du joxe waaw bi est-ce que ñu ko war a wax exactement toog nañu wax ak moom conseiller ko comme ni ngay wax rek football bi dafa deful résultat aussi non dama ko défendre parce que ñun ñëpp ko waaw non parce que nan la mën a joxe ay course épique di fa joxe ba pare fii lu mel ni coupe du Sénégal joxe wuñ waaw mais est-ce que résultat bi football war a def Sénégal yàgg na ñàkk am résultat dégg nga final bi li ma ci gën a métti Cheikh Tidiane mooy lu agenda am xat-xat waaw pour mu mën a dem ci final ba su fi Sadio Mané ñëwee mu xajal ko ci dem recevoir voilà te bu ko recevoir 2 heures de temps bu demoon match ba 90 minutes la mais jeex na non en tant que chef d'État war am complexe. te baal ma nag waaw mais non c'est que Moussa da nga wax dëgg non gis nga xam nga lan la ba tax na yooyu daf ca bokk ba dem na ba rey coupe du Sénégal fédération teg ci ñoom nga xam ne amuñu ñoom duñu ay dirigeants ñoom ay nit yu daje la rek xamuñu football xamuñu dara ñooñu. musuma d'accord ak yow ci loolu mais tey moom d'accord naa ci. mais non quand j'ai entendu Augustin Senghor dire. waaw à Sadio Mané. waaw muy wax ne pelouse Thiès bii baaxul. waaw mu ne ko il faut nga xam ne nag fii du Liverpool. waaw loolu wax. un président de fédération ne parle pas. loolu wax la est-ce que loolu wax la. c'est scandaleux. waaw. un président de fédération ne parle pas comme ça. mais non doo wax loolu. et puis. Thiès mérite une pelouse comme bu Liverpool. voilà loolu la wax loolu. yow li waxuma la Sénégal mais dama la Thiès mérite ça. non doo dégg yow li nga wax. moom loolu la woon wax day ne non on ne notre football mérite. oui. pelouse bu mel ni. bu Liverpool Manchester wala Liverpool. oui. moom loolu la waxoon. absolument. xam nga ay jardinier rek ko defar. du ko am vision moo koy wax. voilà merci. koo xam ne am na vision waaye moom vision boppam rek la am moom vision boppam rek la am voilà léegi non mais c'est dégg nga. kan. mais dafa échoué. mais dafa échoué. mais non dafa échoué ñoom dañoo échoué dañuy dem. avant pendant. non avant pendant et après dañu mës a échoué mais li nga xam ne moom mooy coupe du Sénégal bi li gën a yokk ba nga xam ne coupe du Sénégal bi amul maanaam les gars yi kenn faale ko c'est grave maintenant. on n'en parle même pas. voilà léegi même club yi faaletuñ ko. la preuve démb dama nekkoon kii choc bi. diggante Teungueth Football Club ak Jaraaf. ci coupe ah. waaw. coupe de kii. moo doon chogu 32e de finale bi. waaw Moussa Ba xam nga qu'est-ce qui s'est passé. Les deux entraîneurs. dégg nga. ah les deux waa dégg nga ah les deux entraîneurs ci boppam. xam lu ñu andi. seen équipe B
non au nom de Dieu. ati nañ maa ngi woon ca stade ba. bii de kenn du ma ko nettali. man fi ma toog nii. ci ginnaaw nii. maanaam 6 titulaires u Teungueth Football Club ñoo toog nii sama ginnaaw. maa ngi toog nii di ça veut dire que ñoom coupe bi faale tuñ ko jërë. merci ma jox la beneen affaire. 2 équipes. Walidaan. bu Thiès ak Daaru Salaam bu bu Diamniadio. demuñu jouer. dañu préféré déclarer. waaw et pourtant Walidaan mooy premier ci poule pour monter en Ligue 2 am équipe bu baax xam lan lañ préféré. ñu ne non Coupe du Sénégal ñun championnat bi moo ñu gënal parce que yéeg bi moo ñu gënal que Coupe du Sénégal. au nom de Dieu loolu moo am. Cheikh Tidiane pourtant la Coupe du Sénégal. su ma déggee bu baax li ñuy wax. moom mooy compétition bi fédération bi organisé. merci jeex na. fédération bi la Coupe du Sénégal mooy compétition muy benn ñaareel mooy gis nga charme coupe Fabel. mooy football amateur dañ ci gis seen bopp. football professionnel gis seen bopp. coupe nga mën a gisee équipe bu nawetaan bokk. ñëw éliminer champion du Sénégal. da ngay dem France par exemple. am na des clubs qui jouent les premiers rôles en Ligue 1. ay clubs bu national ñoo leen éliminer. et loolu dafa am benn charme boo xam ne coupe rek moo ko am. ce qui fait que tey coupe bi moo waroon a mobiliser tout le football sénégalais. mais loolu day fekk ne comme dit les gens de Walidane là ak waa Teungueth Club coupe bi ñu jox ko valeur. jox ko valeur da ciy bokk. voilà ku ko gagné. nga xam ne gagné nga lu rëy. comme disait Abdou Diouf ku def lu rëy am lu rëy. mais su fekkee da ngay gagné coupe mënut a fay sax regroupement amul njëriñ. muy benn ñaareel bi mooy France defe naa ñoom coupe de la ligue dañ koy bàyyi. waaw coupe de la ligue bi dafay rey la coupe nationale du Sénégal parce que coupe de la ligue Cheikh Diane defe naa moo ëpp xaalis. foofu ñoom ñëpp moo leen ëpp xaalis. voilà te coupe de la ligue c'est pour le football professionnel. waaw rek beneen bi mooy le chef de l'État quand même man je peux comprendre Abdou Diouf ay temps am dem na fi match après y a eu des débordements ci yenn match yi xëy na day réticent su demee ak impopularité Abdou Diouf musta populaire moom sànni xeer mën na fa am ak yooyu mais un président comme Wade quand même mënoon na dem seetaani coupe du Sénégal président Macky Sall mënoon na dem seetaani coupe du Sénégal et loolu le fait que le chef de l'État ñëw assister finale non mais attends c'est extraordinaire man maa ngi fàttaliku finalu coupe du Sénégal Jaraaf GIA defe naa GIA moo njëkk a dugal Jaraaf remonté ak benn butu Mansour Ayanda boo xam ne mais boobu match boobu Fabel da nga koy seetaan yaakaar ne football Europe ngay seetaan stade bi Léopold XVI fees dell parce que xamul tax parce que amatul léegi ànd ak jabar ji de parce que xamul tax ñu juboo sax dañ doon ne jabar ji GIA maan la moom Jaraaf maan la non non di xam nga loolu daf doon booster xam nga Moussa Ba damay revenir encore ci prime bi c'est ça loolu moo gën a rey équipe bi prime bi xam nga boo ko gagné ñaata ngay am 15 millions. 15 quoi 15 millions. imaginez nga jël parcours 32e de finale ñëw ba finale li ngay dépenser c'est 3 fois li coupe bi di nekk 3 fois 15 millions lañ la jox te et puis 15 millions yi balaa ñu la ko jox da ngay daw ba dee. on ne dëgg dama laaj waa génération foot. mais fédération ana seen xaalis ñoom. looloo jaga laaj ñu ngi wax naan football bi moo ëpp xaalis yeneen discipline yi. waaw wala ana xaalis bi. oui ana xaalis bi man loolu laa wax ma ne leen yéen jóge nañu coupe du monde indi nañu ay milliards. mais nañ jël benn xaalis boo xam daf ko rek prime parce que prime day motiver club motiver joueur. surtout ci réew moo xam ne yow tabaxoo stade defaroo gazon. waaw c'est l'État qui fait tout. waaw c'est l'État et la FIFA. et la FIFA luñ fi tabax nag ñoom ñu ngi noonu na ñu ngi noonu duñ ma weddi. lu fi fédération ne da ko tabax du kopparam xam nga lan la xaalisu FIFA la day dema parce que FIFA moom dafa am ba boo laajee rek mu jox dafa liquide bay sotti. waaw non non ban stade lañ doon wax ne toilette yi baaxul. ban stade yëpp la stade ñoom faatu bi. stade yëpp la ak gazon yeeg yooyu. mooy bu Thiès ba bu Thiès ba doo dégg la ma la wax amu fi stade boo xam ne gis nga man bi ma koy wax kenn d'accord ci ak man. non du toilette de douche la ñu. voilà douche non mais non c'est que xoolal non c'est que dañuy xoolal dañuy taf tafee. su ma dëkkoon Thiès non dañuy jéem stade Lat Dior laay def taxaw ne kenn du fubal. billaahi. non tant que defaru leen douche kenn du fubal. mais Moussa na gàcce. Moussa nee naa billaahi bi may wax ne dama taxaw ba saak ma ne benn stade fii Sénégal CAF ak FIFA homologué wul. non nañu waxante dëgg rek. waaw dëgg la gis nga bi ma koy wax gars yi ne ma non mu ngay waxati. mais Cheikh Diagne stade du Thiès Fabel non c'est grave xam nga ñu ngi wax douche yi. moom catastrophe la non pas ay douche la mais li ci gën a grave mooy
waa ji arrosé stade bi Fabel mais loolu ba defe naa ca siècle dernier la gëj am mais racole la yor mel ni kuy arrosé ñam bi wala naana racole. am na dépassé na. te équipe nationale bu Sénégal moo fi footballé Fabel xoolal ay Sadio Mané Kalidou Koulibaly. waaw Abou Diallo ñooy football ci stade boobu. waaw ñu koy arrosé racole. waaw non mais c'est pas vrai. te ñoom foofu ñuy football. Allahu akbar suñu ay international mais est-ce que foofu tamit joueurs yi waruñu jël benn part. jël ak yëf yi ci seen loxo. mais bu ñu ko jëlee réew bi mbamb leen. def ci seen xaalis. non ñoo bañ jamais de la vie. jamais de la vie. yow nag Fabel. waaw léegi may ma waaw d'accord. léegi yow. léegi à partir d'aujourd'hui. waaw na nga jël sa koppar bi la Walf di jox. ma ata ñëwal di nga xam. ma ne bàyyil ma sa loolu du wax. loolu du wax. dama ne ñu ngi leen di gis ci yu bari yoo dama ne ñu ngi koy def. non état moo koy yore. état la. non attends bu yeboo ñu di ñuy milliardaire. non mais bien sûr. bien sûr ñooñu seen nañ nekk multimilliardaire. un franc c'est pas leur rôle. dañ ko buñ ko defee daal. uy ma xamalal la buñ ko defee daal dafa fekk rek ñoom la neex nii rek. balaa caag nañ ko jàppale école yi nga xamante ne ay pare la ñuy jàngee wala yeneen. boo ko defee day yomb ci ñii. yàlla bu mu leen neex. ma ne au nom du peuple. loo xaaral may ma boo ko defee. Fabel ma ne yàlla bu mu leen neex. voilà. gis nañ sportif yi ñu ngi def lu nekk ay. man uy ma Sadio Mané bu ñëwoon ci man ne ma Gomis dama bëgg a tabax benn stade fii dama koy bu ko def. balaa caag Gomis mu def ko feneen bu ko def. mu def ko ci ay hôpitaux def ko ci balaa caag mu def ko ay hôpitaux def ko ci yeneen parce que góor gi si Dieng gis nañu jënd ay affaire di ko def ci kii. ñoom góor gi si Dieng gis nañ Sadio góor gi si Dieng. waaw yenn action sociale yi muy def. waaw ak ñoom ñi def ko feneen ñi ko gën a yeyoo mais li état war ko def ñu ñëw leen ko def à leur place. vraiment voilà xam nga loolu xam nga Sadio Mané dem fële tabax fa ab école. loolu rôle état la. état dafa waxoon sax ruus. waxoon ruus sax di xool loolu. góor gi si Dieng ñëw fii di tabax ay hôpital di joxe ay machine day ruus. loolu ruus la. xam nga lan moo am. ko defee sax de baax na mais stade bi moom bu ñu ci def 1 franc. loolu la xoolal bu ñu ci def dara. uy ma c'est état du Sénégal politique dafa am politique. politique bu sànq Balla Gaye rek boo daanee defaral chaise yooyu ñu dem ci arène. waaw. pourquoi mu koy defar. pourquoi mu koy defar. pourquoi nu mu amee politique politique gu santé. nu am politique gu xaw ma agriculture noonu la war a amee politique sportive. te ci politique sportive li jiitu première chose moom mooy infrastructure sportive. balaa amul charge exclusivement li nga xamante ne mooy infrastructure sportive. am na benn comité boo xam ne moo chargé wu spécialement li dañoo échoué. waaw ñooñu ñan la ministère des sports la de. waaw foofu la. Cheikh Tidiane Sarr moo ko jiite sama turandoo dafa échoué. moom ministre bi ci côté boobu dañoo échoué il faut ñu nangu. lenn parce que amul benn yoon dans l'état du Sénégal amul benn monde boo xam ne. da ngay dem. Sénégal mooy premier. vice champion d'Afrique yow amuloo stade sa capitale amoo yow yaa ngi recevoir à l'extérieur xam nga yooyu yëpp. yéen a ngi wax ay Sadio Mané ñoom ñu joxe. waa léegi fédération bi gagné bi gars yi demee gagné xaalis fële ci coupe du monde bi nag. waaw mais xaalis boobu ba léegi waxuñu ñu anamu ko fu mu dugg nan lañ ko def ba léegi amuñu ci benn leeral. xaalis boobu de leen dinaa la ko yëgal na. fu mu nekk nii ñaari yëf la ñuy laaj Augustin. ñaari yëf lañ koy laaj. koppar googu ak texte yi balaa ñuy wax waxu kii. waxu élection waaw. mais est-ce que koppar yooyu aussi ko tu bis bu Augustin demee ba jóge fii. est-ce que am na ki koy remplacer. am na droit topp koppar boobu pour xam fan lañ ko dugal. war mu am droit topp ci Augustin. état sax am na droit bi. ok. yaa ngi fàtte. El Hadj Malick Sy Souré lan moo ko démissionné loo. après 2002. koppar googu. foofu la ko Youssoufa Ndiaye. di koy gars yi di laaj koppar googu. mu mer démissionné. am nañu ci demoon kaso sax am nañu ci demoon kaso. ok. état du Sénégal. et que ci koppar gi xam nga foofu nag Macky dafa def benn affaire boo xam ne bu am solo xam nga nu mu def. bi gars yi di dem coupe du monde. gars yi xam nga boo qualifié FIFA da lay jox mu ne la am lii nga préparé ko. dégg bu baax de xaalis bi am lii nga préparé ko. CAF
jox la nii am lii nga préparé ko pour coupe du monde bi. Macky Sall woo leen man maa ko wax man woo leen jour boobu daje boobu mun naa wax tudd boobu ca Palais. Macky Sall mu nga toog Matar Ba mu nga toog ci biir. Augustin mu nga ca biir Ablaye Sow mii mu nga ca biir keneen ki nag du ma ko tudd. buñ fa demee Macky Sall dafa xam na la Macky Sall wax xam na la Macky Sall wax. mais bëgg nañu xam xaalis bi wuy ma xaalis boobu bu leen ñii di jox ngeen préparé. denc leen ko. c'est l'État qui finance. Et l'État a financé. Et l'État a financé la Coupe du Monde. La préparation tout c'est l'État qui est là kii. waa léegi la. ah dépensé wuñu dara. acca léegi nag man nañ ma wax. wala tax nga cité ay quelques noms di ragal. arrêté ci mais ñoon non da nga voilà ragal. source journaliste day am source. non waaw da nga ragal on dirait. journaliste day am en tout cas wax nga ay tur daal. journaliste day da am ngay source. assumer wax nga tur da ngay àggale mais doo bàyyi. journaliste day am kenn source. quand même. non, non sama non source loolu question de source question de ragal la. keneen kan wax nga ñi fa toogoon question de ragal. Journaliste n'a que deux amis. voilà La source et l'annonceur. voilà jeex na. mais il a cité quelques-uns quand même il devait Waaw. continuer normalement. ak yeneen normalement ñett yooyu du ma pourquoi doo leen leen tudd. tudd. tudd naa ñii ñett yooyu du ma leen tudd. da ngaa mën a tooñ nag kon ku mën a tooñ nga parce que noo mën a cité quelque bàyyi ñeneen c'est pas normal. waa léegi tudd naa waaye ñooñu rek nga fa nekkoon. mais war ñi ma tudd rek nga fa nekkoon. pourtant Cheikh li ngay wax nii moom da ko arrangé parce que stade bi ñu waxtaanee ñoom ñoo ko moom. ah waaw yaa ngi nii ne nag stade boobu mu ngi noonu. ñëpp a ko bokk instant moom ñëpp dak Sénégal bi yëpp la parce que keroog fees na fees boo xamante ne maa ngi fa kenn mënu sa jàllu côté yooyu. xam naa jour étranger yi ñëw Sénégal moom loo leen waxat ñu ne Thiès oh là cette ville du Sénégal là oh là là ah. jour yi le stade là ah. jour yi boo toogee dañuy naan non lii mooy suñu stade lii mooy suñu stade jour yi loolu la ñuy wax dañ ne naan stade bi ñu naan buñ ko waxee et puis li ma gën a métti mooy ils ont poussé l'incurie jusqu'à ce que jël joueurs yi di leen yóbbu di leen visiter loo stade bu yeggagul bii. oui mais attends Sénégal ñu. non c'est quoi le projet. non mooy li ma la wax politique la. dañ cee rax politique Moussa Ba naka ngay dem stade boo xam ne pare nga yóbbu joueurs yi nee ñoo leen xool di nangam na di def yëfu tappale loolu tappale kese la. mais dans les normes li nga xam ne moom mooy yoon. mooy que même le stade là. man je ne suis pas satisfait bu dee les Sénégalais sont satisfaits ci stade boobu. bi ñuy defar nii waaw non dëgg la stade bi dana nekk stade bu kii waaye déedéet ñoom amuñu vision bu baax. Le stade là nous a coûté combien? 150 milliards lañu. waaw 150 milliards. Moustapha avec 100 milliards réhabilité nga 4 stades. ci ville yi mu am norme FIFA ak CAF. xoolal loolu 4 stades nga jël axe nord sud. defar ko nga jël kii bi axe bi. Diourbel. ak kii jeex na tu as 4 stades. ci 100 milliards laa la wax 100 milliards. ce qui est clair mooy tel que les choses se présentent. état bi ñoom bëggatuñu ñuy jouer Dakar. équipe nationale moom bëggatuñu muy jouer Dakar. dañ ko soxet waa gis nga. voilà parce que Léopold Senghor gii. jéemuñu sax. doo dégg li ma la wax taf seen yoon nekk. mais Demba Diop bii voilà Demba Diop la même chose. ce qui veut dire que ni ñoom ils préfèrent pare Diamniadio. gars yi dem di jouer Diamniadio je sais pas nag pourquoi ils ont peur de jouer à Dakar je sais pas. non c'est que defe naa ni xam nga yow li nga doon wax léegi nii loolu ci la. loolu ci la gis nga dama lay wax benn affaire. Covid bi c'est que mesures sécuritaires yooyu ñu def ci Covid bi moo ñu may chance. ci Eswatini contre Sénégal. bu doon amuloon mesure yooyu. public bi ñëw. au nom de Dieu Moustapha kon dëkk bi de kon Thiès day tàkk. ok. Thiès da doon tàkk. dégg nga. Thiès da doon tàkk dëggantaan. mais léegi nag loolu moo tax ñoom ñii ci match bii. mais non mais c'est que yéen ñëpp xam ngeen ne Sénégal sparring partenaire. maanaam buy jouer amical. tey jii Sénégal buy jouer amical war na jouer ak club boo xam ne. ponkal Afrique préparé waaw non Moussa Ba yaa ngi dem Coupe d'Afrique yow sa objectif lenn la mooy gagner la CAN. doo préparé wu ak ñi nga xam ne ce sont les ñooñu nga yaakaar ni prétendant au titre. jouer la ak ñoom. Nigéria Cameroun Algérie Maroc. mais ñoom xoolal da ngay xool ñoom ñu koy def bii passé Nigéria dafa jouer ak Cameroun Maroc jouer ak Ghana. ñoom ñaar ñoom dañoo joué seen biir. pourtant ñooñu dañoo laaj. acca nañ ko weddi ñooñu dañoo laaj. ñu ne non non. gars yi dem indi Zambie bi nga xam ne ay locaux lañu
ay Zambie moom qualifié wul. pourquoi ñu def seen choix ci Zambie. qualifié wul de ni ngay gis Gambie noonu Zambie. qualifié wul de. fa la qualifié ñu xam ne que Cap-Vert bi ñoom dañ ko noggatu woon ca. gars yi woo ko gars yi ne ko gars yi. noggatuwaat ko voilà noggatuwaat ko gars yi commencé oui non affaire bi dox na nangam dox na. asa nañ dem billaahi nañ dem. d'accord ok coach ñu ngi ñuy wax ni waxtu bi jeex na tàkk en tout cas fii à monde bi toll léegi ñi ngi xaar ay stades yoo xamante ne multifonctionnel sax la ñuy wax foofu la vision bi nekk ñu jaajëfal la bu baax a baax au moins buñ ci amee ñaar sax jël waaw au moins ñaar ñu ngi koy xaar coach waaye yow benn nga bëgg a bàkkoo ci benn bii rek xaaral tey lañ koy politique bu metti alors Charles, on va marquer une toute petite pause laata ñuy ñëw ci suñu deuxième partie Dubaï. Africom AV, formation action. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise des outils de la communication. C'est pourquoi plusieurs écoles ont mutualisé leurs forces pour créer Africom AV, formation action, une nouvelle académie de formation au métier de réalisateur, monteur graphiste, opérateur de prise de son, opérateur de prise de vue, post-production, gestion de production, JRI, art graphique. Si vous voulez maîtriser l'infographie, la 2D ou la 3D, être décorateur, designer, vous initier à la réalité virtuelle ou l'impression 3D, Africom AV, formation action est là pour vous. Formation action parce que Africom AV dispose de sa propre radio et de sa propre télévision entièrement dédiée à l'immersion dans un environnement alliant formation et pratique. Africom AV, HLM 1, Sodida, derrière Excaf. Téléphone 78 604 16 16 ou le 33 831 04 19. Plateforme Yakar présente le grand rassemblement de la jeunesse sénégalaise sur l'entrepreneuriat et la protection sociale. Fan lay amee place du souvenir africain kañ lay am le 12 juin à partir de 8h30 ñu wax fa bind benn livre blanc indi ay solutions ci jeunesse bi. Élaboration de 36 projets, correction de 200 projets sur 36 corps de métier. ànd koog GRGS, Badiane Prestige, Jeune Jongoma Prestige, Union régionale des mutuelles de santé, FEM CCN. jeune bu bëgg liggéey mën a liggéey ku feebar faju. ñu sargal jigéen ci bés bu rëy bi ànd ceeg Techno 10 ak Rias Agricole. yegsi nañ ci deuxième partie bu ñu war a waxtaanee ba tey ñaari pàcc bokk na ci rubrique royuwaay ak Fatou Diouf Faye ni ki noonu mode islamique ak Fanta Suguna damay daal di bàyyi Fanta Suguna nuyu ak ganam laata mooy jox Fatou Diouf mu wéyal ay ca Fanta. waaw salaamaaleykum Oustaz nuyu téléspectateurs yi ñi seetaan. alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu Fabel di la nuyu. Fanta. di nuyu Fatou Diouf Faye. njuufeen boobu xam naa ne moom. séeréer bu xees. waaw dina bëgg ay lekk ak yooyu. di nuyu Oustaz al imam di ko ñaanal yàlla di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu rajo télévision bu Walfadjri. jërëjëf rawatina fan si club bi yëpp. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf oustaz ci kanam tuuti ñu yaatal ak yow sunu waxtaan laata loolu ñu bàyyi Fatou Diouf Faye moom it mu dalal invité am mu nuyu téléspectateurs yi laata ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw Fabel ni ñu ko waxee woon rek rubrique royuwaay ñu war a waxtaanee kan mooy royuwaay. ñu amal fii suñu invité di ko dalal moom mi imam Abdou Karim Faye. di oustaz fële nekk ca Thiès bàyyeekoo Thiès ñu ngi lay nuyu. oustaz Abdou Karim Faye. di lay fay Fatou. di nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku ci ñu ngi nekk lay di fay jox sa wàccuwaay. di nuyu oustaz bu baax. di bëgg ci ni mu duggee ci waxtaan wi. ñaan yàlla subhanahu wa taala li mu fi indi yàlla may ñu. dënn yu ubbeeku. ak nopp yu mën a dégg. amiin ak xel bu mën a jëriñoo. amiin yàlla def amiin macha allah amiin dugub bi rafet na nuyoo bi rafet na macha allah dañuy daal di jàll ba régie fekk fa Charles René Fall Ajaratu Penda Diallo Guèye ñu jox ñu suñu rubrique royuwaay. Fatou Diouf ni ma koy faral di waxee rubrique bi nga xamante ne suñu mag ñu baax ñi kennal borom mbaar mi ba diine ji agsi fi mu agsi souvent ñoom la ñuy waxtaanee ci royuwaay ñu bàyyi la nga suuf
xuus ci sa rubrique ak sa gan. tout à fait Fabel ni nga ko waxee rek moo tax ñu ci dalal imam Abdou Karim Faye comme ni ñu ko waxee léegi rek royuwaay dañ koy wax mais peut-être am na critères yoo xamante ne war na tax nga nekk ko imam Abdou Karim ñu bëggoon xam kan lañ war a roy. waaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane ca jamono laaj ko nga xam ne bu ñu tuddee royuwaay nag baat bi dafay yaatu ci côté yi muy jëm mais ñun itam mën nañ ci jël loo xam ne ñëpp koy bokk loo xam ne suñu ko tuddee kenn ku nekk nga ci sa bopp maanaam suñu ko tuddee ki nga xam ne dafa gëm am pas-pas gi ci boppam suñu ko tuddee ki nga xam ne dafa bëgg dund ci société bi pour rafetal gis ci boppam suñu ko tuddee koo xam ne dafa bëgg àdduna bi jag gis ci boppam maanaam royukaay yu mel noonu nag mënuñu ko tudd di tudd askan wala di tudd juddu wala yu demee ni ki noonu comme ni ñu ko miine ci Sénégal donte loolu it am na solo su fekkee critères yi may bëgg a wax moo ko gunge maanaam royukaay yi dafa am foo xam ne foofu lay tegu pour mu mën a jëriñ société bi mu nekk mën a jëriñ ki koy def mën a jëriñ itam ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ci ki ñuy roy parce que loolu moo tax suñu tuddee diine ki nga xam ne moo nekk ci kaw suñu xoolul critères yi may bëgg a wax gis ko ci moom rek dana jafe trop pour ki koy mën a roy gëm ko parce que roy ak ngëm-ngëm dafa war a ànd ci maanaam dund bi nga xam ne moom la nit ki di dund dinay dem sax ba léeg-léeg boo gisee nit doomu aadama léeg-léeg da ngay poser question est-ce que ku gëm boppam la day fekk critères yi may bëgg a wax moom la manqué nit itam mënuñu koo roy te nit ki amul xam-xam maanaam nit ku amul xam-xam kenn mënu ko roy su ma tuddee xam-xam nag mooy loo bëgg a def lu mu mën a doon rek moom fokk nga am ci xam-xam pour ñu mën la toppandoo ci loolu sinon boo ko deful bu ñu la bëggee toppandoo ci loolu ñi lay topp yow da nga leen di gaañ xam-xam boobu itam fokk ni xam-xam bi toll pour ñu war a roy xel ma nga xam ne moom la ki ñuy topp war a am xaw a donde xam-xam bi parce que xel ak xam-xam bu ñu àndul rek ki ngay bëgg a roy doo ko mën a roy ni nga ko bëgg a war a roy maanaam xel ak xam-xam parce que bul fàtte ne xam-xam li muy am solo yëpp xel mooy kilifaam ku ñu gisul ci yow xel du ñu jox sa xam-xam benn considération loolu tax na nit ki pour nga mën ko roy foog mu am xam-xam bu ma waxee xam-xam nag mooy lu mu mën a doon rek nga am ci xam-xam boo xam ne ñi lay roy dinañu mën a topp sa ginnaaw pour mën a yegg fa ñu jëm mais bu fekkee xam-xam boobu amul dinay waral ñi lay roy ñu di la topp ci loo xam ne su ëllëgee yow da ngay mujj rëccu ñoom ñu mujjee rëccu kon roy pour mu mën a am foog xam-xam am ñu xam ci liñ lay roy lan la fii sax boo gisee boroom xam-xam yi dañuy wax ne sooy laaj da ngay laaj toujours boroom xam-xam mais booy topp toujours da ngay topp ku jub kon nga gis ne foofu xam-xam ak njub dañoo am benn affaire boo xam ne accord boo xam ne dafa war a am maanaam ku xam rek ñu ngi seenu ci yow jub moo tax toujours boo xamee te juboo rek war nga xam-xam soo jubee te xamoo itam war nga xam-xam parce que li ngay bëgg a doxal du mën a tegu ci yoon wi nga xam ne fa la war a tegu kon boobu benn la ci yi nga xam ne ki ñuy roy foog mu am xam-xam ñu ngi indi nag jamono boo xam ne jàpp nañ ne nit war nañu ko mën a roy parce que moo fi nekk parce que moo donn waaye ku donn te donne woo ak xam-xam lañ lay roy it yàgg-yàgg daa ko suul beneen bi ci des ci yi nga xam ne boo ginnaaw bi xam-xam amee ba pare am beneen critère bu am solo mooy dëggu nit mënuñu ko roy te dëgguwul doomu aadama bu dëgguwul dafay sonal société bi muy dund mooy waral tey mu mel nii suba mu mel nee tey mu wax lii suba mu wax lee
ba yow mi nga xam ne yaay bëgg a nekk ak moom doo xam lan nga war a compter ci moom. justement foofu Oustaz dañuy gis ni ñun bu ñuy wax royuwaay xëy na dañuy mën a jàpp ci borom xam-xam yi ñuy gis ci télé bi. ñuy wax ñuy dégg. amaana ci yu bëri ci ñoom lañ koy jëlee. xëy ndax suñu jàng soriwul. waaye mais léegi dañoo gis. maanaam kii day wax tey kii weddi moroomam suba yow léegi sonal askan bi nga doon wax léegi dafay ñëwaat ñun dañuy dem ba kan la ñu war a gëm. très bien léegi man foofu xam nga man su ma dee wax nag du may bëgg sax tudd koo xam ne dafa siiw. non duñ ci parce tudd que kenn lu ma gëm mooy li ma gëm te gëm ko mooy ku taxaw di wax rek ñu la gën a dégg wax nga lay dégg. waaw mais nag bu boobaa. waaw maa ngi ñëw ñi gën a ndaw la ñuy sonal waaw maa ngi ñëw. waaw ñu la gën a xam kàddu. ñu ngi lay dégg c'est vrai. ñu la gën a maîtriser li ngay wax ñu ngi lay dégg c'est vrai. ñu la ëpp pas-pas. ñu ngi lay dégg c'est vrai. te maanaam ki kàddoom mën a yegg. moo tax yéen itam am ngeen ci sas bu rëy. part de responsabilité pour ngeen di bañ a jàllale yenn yi nga xam ne. soo leen ko jàllalee boroom xam-xam léeg-léeg nga déglu nit. nga changé nga li xale yi di wax nga zappé. parce que lu tax nga di ko def. mooy da ngay xam ni kii génn na kàddu boo xam ne gaañ na ñu bari. kon yow mi ko may pour mu mën a génne kàddu bi. am nga ci responsabilité. moo tax toujours yow bu la yàlla joxee kàddu rek. jàppal na suñu borom moo la may nga mën a toog fii pour wax. mais yaa ngi déglu ñoo xam ne ñu lay déglu. ñu la gën a xam wax. wallaahi. ëpp la xam-xam. c'est vrai gën la xam li ngay def ñoom ñoo fi nekk. tey soo ma doon tànnaloo boroom xam-xam tey xeebu ma nag ñi ci télé yi mais bu may tànn du ma tànn ñi siiw yëpp du ma ci tànn kenn. te am na ñoo xam ne su ma la tegalee ñoom nga déglu leen. keroog ngay bañ a bëgg a déggati keneen. xam nga lu waral loolu. lu ko waral critères yi may bëgg a wax dafa ànd ak seen xam-xam. mooy parce que wax nga xam-xam après dëggu. très bien. parce que nit buy wax. avant kàddu jóg. dafa am fu muy jógee. gis nga fu muy jógee. foofu su la gëmul rek. ki ngay waxal du la gëm. mooy dëggu bi may bëgg a wax dëggu bi ngay wax. waaw c'est vrai. mooy yëkkati kàddu mu wóor la ne kàddu bi may jëlee sama xol. man miy wax kàddu bi gëmuma ko. kon yow soo bëggee beneen nit gëm ko. yow loolu du mën a nekk forcer c'est vrai. yàlla doo moo dul nangu sax. parce que yiw bi nekk ci wax nit jëriñu. dafa bëri. ba tax na yow saa yooyu yëkkati kàddu bi rek mi ngi lay naan yaa ngi ci micro bi di wax. ñi ngay waxal lu tax ngay bañ a gëm li nga wax nga bëgg leen ko gëmloo. question bu ñu lay posé la. alquran sunu boroom wax na ko. te bi mu koy wax iman la tudd yaa ayyuha allazina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun. dafa joxoñ ñi gëm ne leen yéen ñi nga xam ne ni ngeen da ngeen a gëm yàlla. lu tax ngeen di wax te seen wax du méngoo ak seen jëf. kon foofu soo ñëwee foofu da ngay daal di gis ne dëggu dafa am solo ci nit. et dëggu moo lay may kilifa bu mu mën a doon te yàlla cëral ko. soo toogee ak moom nit rek ngay yëg ne moom nga toogal. doo yëg ne leneen nga toogal. parce que loolu yàlla def ci sa xol. bu newul ci moom yaa koy gën a nekk en l'aise. ma jox la ci exemple yu gàtt rek. kiy sëye bët. ak kiy jëfe bët. su ma waxee kiy sëye bët jigéen ji la ku góor ki ak ku jigéen ki. kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg am na looy nëbb sa morom. loo xam ne bëggoo mu xam ko te loolu baaxul. toujours nga di ko wan loo xam ne loolu lay tëg bët di gëm loolu. gis nga loolu dana dem ba bis rek sunu boroom nattu la. loolu feeñ. gis nga bis bi loolu di feeñ. yëpp ba tëgg woon yëpp dafa yàqu. parce que dootoo mën a wax lu mu gëm. dootoo mën a def lu ko saf. c'est vrai. parce que da nga tas yaakaaram. ci noo tasee yaakaaram. mooy dëggu bii mu jàppoon ne moom nga dëggu. moo ne ci yow. tey résultat bi la ko yàlla wan. ne ko kii dëggu. kon nit li mu war a njëkk a def te loolu am ci moom solo. mooy dëggu. dëggu boobu nag bu ñu ko doon séddale ci yaramu doomu aadama amul fu ci amul cër. xool am na ci cër. déglu am na ci cër. wax am na ci cër. jëflante am na ci cër. xataa bi ngay toog sax ngay wéet comme li mbokk mi wax sànq ruquma nakan. yenn saa yi nga dugg fa. interroger yi ma wax. laaj leen yi nu ñu def ak dëggu. bët ne laa man de li ma war a xool maa ngi koy xool.
tey daal yàlla góorgóorlu naa ba xooluma lu ñaaw noppi ne li ma war a déglu maa ngi koy déglu làmmiñ ne li ma war a wax maa ngi koy wax loxo ne loruma kenn defuma kenn dara tànk ne yóbbuwuma cër yi foo xam ne dañu ko tere surtout bakken boobu ngay wax nag nga xam ne moom mu dugg ci biir yëf yi te kenn gisu ko muy diriger yëf yi nga fexe ba noot ko ni nga koy noote nag yombul xam nga lu tax yombul mooy jamono yooyu ñëwee bëgg a wax ak moom daf lay wan ci sa bopp yoo xam ne dalay naan bu kàddu bi jibee rek yooyu da nga koy ñàkk te su la defee loolu yow ci sa bopp da ngay naan lool du ko jar misaal fii ngay liggéey tey nga am loo fiy doxal loo xam ne jubul te yaa ngi ci am koom bu bëri ba nga defee ne koom boobu jar na ngay dundal lu dul dëgg dina dem bis rek loolu siiw nga ñàkk koom ba ñàkk la nga xam ne moom nga amoon li ngay wax ni c'est tellement important léegi lan nga ñuy wax ñun ñi nga xamante ne xëy na suñu xam-xam soriwul te ñuy dégg yenn kilifa yi suñu waxee nga gis beneen kilifa génn daat ne moom de jàng na am na xam-xam waaye boobu war a nekk suñu xel di ko lint lan nga ñuy wax ñun mais alquran suñu borom toujours dafay wax ak nit xam nga bu ñu tuddee nit rek dof ba ngay joxoñ nit la waaye nitewul maanaam bu ñu tuddee nit rek xel moo tax te wolof dafay wax ne ku jaxase rek jaaxle nit dafa war a am kilifa moom la wolof di wax ne nit du gàggantikoo ci mbedd waaw man am na yoo xam ne tey soo ma ko waxee ak ku ma ko mën a wax balaa may gëm loolu dinaa jéem a xool ñi nga xam ne ñoom laa naw nga xam ne su ma nekkatul ñoom ñoo may dimbale tegaat ma ci yoon ma consulté wu ak ñoom. waaw Imam bu ñu bëggoon xam kan mooy royuwaay suñ communauté musulmane kan mooy war a nekk suñ royuwaay en premier. très bien xam nga bis bu ne nga jàng Fatiha. booy jàng Fatiha am na benn baat bu fa nekk ñu koy wax ihdina siraatal mustaqim ku jub booy nekk royuwaay. nit moom boo ko bëggee def sa royuwaay te jubul da ngay sonn parce que bis bu ne mu wan la luy jam sa xol te doo ci mën dara c'est vrai bis bu ne mu def loo xam ne dina la soke te doo ci mën dara mais jub nit bu ko nit defee fu nit ki mën a dem rek njub li day ànd ak moom soo ko tuddee rek nga xam ne ñëpp ne dafa jub moom la leen ci yàlla Muhammad di wax ci xadiisam bu siiw boobu ne ci baatu dëggu bi may bëgg a wax dafa wax ne doomu aadama dina nekk di dund di dëggu ci ay waxam di dëggu ci ay jëfam oustaz di dëggu ci ay jëfandikoom ba yàlla doxal digganteem ak relation yi mu am yépp sunu boroom ne leen accepter leen ko dëggoom nangul leen ko waaw nangul leen ko dëggoom nit ñépp nangu ne fu ñu ko gisee rek ne ko dëggoo ngi nag lu tax loolu mooy fexe na ba cëram yi la mu waxante ak ñoom te loolu ne ci xolam fexe na ba cër yi di ko jëfe nit léeg-léeg nga dawal sa xel rek di xelaat ba mu yàgg dóor taabal bi lu tax am na xelaat bu dugg bu la wan ne li ngay def yëpp dara du ci dëgg loolu moo tax nit dafa war a nekk nit ku dëggu pour ñu mën la roy mais itam nit war na nekk ku am kóllëre xam nga yi ma wax yépp ci dëggu li ko contre moo lay wan ne dëggu am na doole xam nga lan mooy aksaw contraire mooy wax lu dul dëgg te nit ñi léegi ñu yombal ko trop réyal ko trop ba kenn ku ne defe nga ne soo waxee lu dul dëgg ba am ci teraanga am nga bunt bu rëy bu la war a mën a jàllale ci sa àdduna te lu ko gën a garaaw amul mën nga ci ñëw nag ci côté yu bari di ngay gis nit xëy gis ko mu yor teraanga joo xam ne su tiimee ginaar di ko lekk léeg-léeg mu sàq mi ba mu yàgg ngaang parce que du xamante li muy lekk lan lay saf xam nga lu tax fa mu ko jëlee
léeg-léeg nga gis nit doomu aadama dem ci benn bërëb wéet fa ak nit koo xam ne lew ko mu nekk ak moom ba génn xelam dem ci alal ja mu ca jële mu téye alal ji di ko compter ba mu yàgg sànni ko xam nga lu koy lakk noonu fu mu ko jëlee fu mu jógee c'est vrai. dafa am solo ci nit ngay nekk nit kuñ boole ñaar yi wóor ak dëggu parce que li mu lay protégeel kenn xamul nu mu toll dina tax sax yow lépp looy def loolu di nga ko def nanu ko war a def bari na ko xëy nekkul ñaar yi la àndaalewul nekkuñu ay àndandoo dëgg la ban ak ban. dëggu ak wóor ndax xam nga tey su fekkee nit ñi lu ñu am yaakaar la ci wóolu la ci teg ko sa loxo nga war leen ci balaa ñu koo soxla danañu sonn su fekkee nit ñi wóoluwuñu la ci seen der fi mu ne xarit yi am tey ñi ci wóoluwante néew lañu waaw ñii xarit yi ñu am tey kenn ku nekk yaa ngi naan diw sama xarit la te am na loo koy nëbb yaa ngi naan diw sama xarit la te am na loo ñemewul def ci kanamam te yooyu yëpp lan moo tax xam nga ne dëgguwul lu mu dégg toxal ko walla xam nga ne wóorul loo ko confier mu wax ca leneen loo xam ne bokkul ak la taxoon nga wax ko. et pourtant papa Sénégal ñàkk ñu royukaay. waaw macha allah ñàkk ñu royukaay buñ ko jëlee ci suñu mag ñi. ba fii ñàkk ñu royukaay. est-ce que des fois tamit du dañuy jël li nga xamante ne moom moo ñuul ci soow mi di ko gën a fësal. lu bon li la ñuy gën a fësal li nga wax dëgg la. waaw mais xam nga original. bareetul maanaam lu nekk rek la taxoon mu am. soo xoolee jamono biñ toll nii dafa mel ne déplacé wu na. soo ñëwee da ngay seet rek kilifa yu baax yi ñu am. nga tudd Serigne Touba radiyallahu anhu ni mu dëddu woon àdduna. soxlawul woon alal. tey alal moo ko soxla. xanaa xamuloo àdduna loo soxla rek loolu moomuloo ko. dëgg la nit li mu soxlawul te am ci critères yii. loolu moo koy topp. bëgg mu moom ko. te gis nga toujours dañu koy wax dañuy wax ne li nga bëgg moom ak li la bëgg moom. fexeel am jikko yi li nga bëgg moom bëgg nga moom ko. loolu moo lay gën a noppal sinon dootoo dang-dangi dootoo sonn ci ginnaaw. am ñu ne yaa ñuy moom a gën a wóor maa leen moom. maa leen moom. c'est vrai loolu nag li la koy may. mooy luy jëm ci yow rek. waxuma nag kilifa yi fi nekk meluñu nañu war a mel. dëgg la waaye jamono bi ñu tollool mooy jamono bu jafe. parce que am na loo xam ne ku ko bëgg. te doo xam fu muy jógee. pour nga ñaan mu nangu dana jafe de. dëgg la waaw kuy am loo xam ne xamoo fu muy jógee. dëgg la pour nga ñaan mu nangu. dëgg la dana jafe. waaw tey jii mun nga toog nii léegi. nga xalaat ci sa bopp. mu wóor la ne da ngay jékki-jékki ñu baatare la lu bari ne la sa compte dugal nañ la fa temps ci xaalis. dëgg la nga ne waaw waaw jërëjëf nga kontaan. dëgg la loolu baax na. baax na mais xaalis ba fu mu jógee. parce que li ñu dajale ba jox la ko. bu dee ñàkku doomu aadama yi la. est-ce que bu suñu borom di sanctionné ka la ko jox. dana la bàyyi. question la bu ñu posé ah. parce que yéen ñaar yéen a bokk mbir mi. te nga gis ku mel ne kilifa yi ma lay wax nii musuñu soxla alalu àdduna. déedéet wallaay soxla soo mosaan ñëw ci ñoom wax leen affaire alal suñu maam ji sëñ Saliou. da nga leen di fekk ci seen kurus. du ñu bëgg nga dagg seen yëf. déedéet. ba tax ngor googu am na ci ñoom ñu koy dawal ba léegi. waaye nag bu fekkente ne nit ki daf la bëgg mat ci wàllu royuwaay. te yi ba kenn bëgg yëpp moo la ko gën a soxla. kooku dana jafe pour nga mën ko roy. ci bu fekkee da nga bëgg yegg fa nga jëm. nag parfait modèle imam moom mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam. très bien nag critères yëpp dañ ne l'homme est imparfait mais moom ci côté mën nañoo wax ne foofu perfection tout est parfait. waaw ci côté moom yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam xam nga moom suñu borom moom moo ko jagleel melukaanam. tàggat wallaahi. yi ñuy def yëpp yonent bi mënu ko def. maanaam yi ma wax yëpp. yi ma wax nii moom rek la man as-sidqu wal amaanatu. ndeysaan. dëggu ak wóor. yooyu ma wax léegi nga indiwaat ko Fatou. yooyu rek la yonent bi mel. sallallahu alayhi wa sallam. ba pare moom mu nekkoon doomu aadama boo xam ne
li tumuraanke si ñun moo yomboon ci moom. xam nga loolu mooy lan mooy yéene nit ñi ngëneel yi deseeg mettit yi mais fii léegi koo fi jàkkaarloo ku mu mën a doon da lay day yéene boppam ngëneel yi puus la mettit yi. loolu nag ci société bu mel noonu su ci xel amul wàlla lool roy dana jafe parce que roy ci diine nuroowul ak modèle yi ngeen di ñaw nii. ndax nit léeg-léeg nga ne ko abal ma sa modèle nga yóbbu ko ci téer bi téer bi ne ko ne la boo ci defoon lii mu baax loolu amul ci diine maanaam munoo roy nit bi exemple bi ma lay jox ba nga ne ko dee ma julli juróom benni julli te julli nekk juróomi julli loolu mënta nekk mënoo roy nit it ci jikko ngay gis muy def ay tere te mu wóor la ne yii yàlla tere na ko te tere yàlla lu ko tàmbalee ci Seydunaa Muhammad te kii soog a dugg ci lislaam amul kenn ku ñu beral naan la defal lii diw na def lii mais diw du def lii kon jikko yooyu may wax mooy jikko yi nga xam ne bokk na ci tamit ba tey ginnaaw bi nga nekkee nit ku wóor nekk nit ku dëggu nekk boroom xam-xam defe naa ñett yooyu laa wax yooyu nag mën nga koo gën a yaatal ci boo ko jëlalee li ñu tuddee rafetal. macha allah defe naa ne ñu ngi ñuy wax ni ñu waxtu wi xoj nañu mais fi ngay nekk am na solo ba nga xam ne xam naa ne dañ koy def pàcc Fatou il faut ñu continuer bien que Thiès sa jóge waaye incha allah ak ñu jógee fu sori loolu jógee ba Thiès ñëw waxtaan bi am solo tellement liñ ci mën a jàngat bari defe naa ni ñëwaat rek moom mooy tax ñu mën ko daj incha allah jërëjëf ñi ngi lay jaajëfal di ko jaay waa ñu bàyyi la nga tàggatoo di bëgg bu baax xanaa ci yéen di kontaan ci yéen bu baax di ñaan yàlla suñu borom aar leen ba critères yi ma wax yàlla def ko ci yéen amiin parce que lii rek moom la nit mën a sàmme ngor amiin amiin nga dëggu ba soo waxee soo nekkee ci pencu wax boo waxee xaar fa pencu jëf nga fexe nekk ku wóor ci nit ñi xam ne yow nit ku wóor nga fexe tamit nekk nit kuy rafetal sa lépp di nuyu kilifa yi nga xam ne itam ñu ngi may déglu Sëñ Abdul Wahab Chaarani Baro macha allah di nuyu sama kilifa Omar Faye di nuyu kilifa Hadi Thiaw imam Hadi Thiaw di nuyu itam suñu maire bu baax boo xam ne tabarakallahu sama xarit la sama lépp la macha allah ñu koy wax soxna Kumba Sow soxna Kumba Sow maa ngi koy nuyu bu bëri Sow pour le aar de borom nag ak mbéy di itam remercier Fatou Diouf di ñaan yàlla itam yàlla dëgëral ko taxawu ko macha allah parce que itam lii nii moom bu ko doxee rek mu am ko ci façon la macha allah parce que yii moom plateau yi ngay gis nii man léeg-léeg ñu invité ma ci yoo xam ne man maa dul nangoo ñëw doo dem dëgg la waaw nit bu fekkee am na lu ne ci yow mooy li nga wax sànq dëgg la kaay wax lii pour bëgg siiw nga wax ko coow li na kur kaay teew fii te rafetul yooyu yëpp aar sa dignité bañ caa dem moo gën nga dem ca bu ko defee nag ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla di ko jëfal macha allah di ko jaajëfal rek Fabel di suñu dëkkandoo Thiès sama dëkkandoo yaay mais ñuy taxaw sama papa dem na waaye bi ñuy def ñaanal yëpp mu nga fa à chaque fois macha allah muy ku pertinent di ko di jaajëfal rek ak ay soxnaam ak ñëpp ak suñu mbokk yi nekk Thiès yëpp di wax ba incha allah seetaan émission bi Fatimatu Zahra macha allah mooy aawo bi Fatou Camara itam mooy ñaareel bi ñoo di leen ziar parce que teel nañu ma toppatoo macha allah jërëjëf yal na nu yàlla baaxal ñu daal di daw régie ñëwaat yeggali suñu dernière rubrique du mode islamique. nee naa la tey su ma wàccee li ma yor yëpp dama la koy may rek toog tey damaa kontaan ci yow macha allah ok Fanta. waaw Fabel alors ñu bàyyi la nga dugg ci rubrique mode islamique. waaw xam naa dañuy xuus rek oustaz. ñëw ci li nga xamante ne mooy jullit bi war a génnee asaka. kan moo war a génnee asaka. ak tamit buñ koy génne ci naka lañ koy war a génnee. alhamdulillah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala basiril umma sayyidil wujudil awwalina wal axirina wa ala alihi wa ashabil ajmain asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu Fabel ñu nuyu soxna Fatou ak
soxna Fanta sama mbokk bambara la ani sama ma macha allah rek nga ko yàq waa di nuyu oustaz bu baax al imam di ko ndokkeel ci waxtaan wu rëy wi nga xam ne waxtaanee na ko muy roy waaye nga xam ne bu ko nit ki ñàkkee ci àddinaam rek ñàkk na léppam ndax yàlla dafa wax yonent bi ne ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana yéen benn référence laa leen tegal fekk yéen a ngi xool ci moom benn anarchie du am ci société bi muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu moo taxaw wax ne adabani rabbi fa ahsana ta'dibi man yàlla daf ma defar yaral ma boppam ba pare rafetal sama yar kon benn royuwaay boobu bu ñu xoolee yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek doy na royuwaay boo gisee kuy wax royuwaay di tudd mag ñi parce que ñoom dañu jëloon seen tànk bi teg ko fi nga xamante ne foofa lam la